xarale gi dal leen ak jàmm ci biir xibaar yi union magistrat yu Sénégal ña ngay fippu ak di wane seenu ko métti te bëgg sax jëriñ juñ dénk wàllu yoon tekki ndombal tànkam ci li nga xamante ne mooy bopp ministère de la justice loolu nag ginnaaw bi nga xam ne kenn ca seeni ñooñ rawatina njiit la dañu ko yóbbu ca conseil de discipline démb ci ngoon la ñu jàkkaarloog taskatu xibaar yi secrétaire général bi nag di wax ne fi mu toll nii la ñu gis rek moom mooy rupture am na ci seen diggante ak ki leen jiite magistrat yi ne li nga xam ne moom la ñuy jiiñ Souleymane Teliko ba tax saa su ne ñu koy convoqué dara àndu ci ak dëgg dañu ci ànd ak Fatima Diop. UMS di sàkk ñu jëlee fi ministre bi ñu dénk wàllub yoon ginnaaw nag comportement bi nga xamante ne mu ngi koy doxal ba tax na ñoom tey jii dañoo jàpp ne rek dara waralu ko lu dul esprit indépendance bi nga xamante ne association bi mu ngi koy doxee. dootuñu amati daal dara lu ñuy seq ak ministère de la justice Malick Sall. ñi ngi laaj aussi ñu jëlee ko ci ministère de la justice. parce que dañu seetlu ni bi mu ñëwee ci ministère bi ba léegi problème yi bëri na alors que dafa waroon taxawaayu kuy defar. mu yokk ci ne ministre bi da leen bëgg imposer mic mbaa mott te loolu nag mu ngi ko tàmbalee ak communiqué bu cellule de communication. ci ministère bi dafa am cellule de communication ñoom la njëkk a jël jox leen lettre démission benn collègue boo xam ni dafa démissionné rek ci association bi démissionné wul sax ci magistrature bi. jox ko organe de presse pour ñu diffuser ko. bu loolu weesoo mu daal di saisir IGAJ. xarit na IGAJ convoqué président Teliko pour laaj ko ci mbirum daal benn déclaration bu defoon ci benn interview. UMS di woo magistrat yi ngir ñu moytu manipulation yi ndax bu ñu sukkandikoo ci yenn indiscrétion yi ministre bi mu ngi jéem a wax ak yeneen magistrat ngir ñu kase rythme bu groupe bile. Fatimata Diop maître Ciré Clédor Ly bokk ci avocat yi nga xam ne ñoom ñooy layool Souleymane Teliko la mu xamle mooy ministre de la justice na dellu si waat xelam te bañ a dugg ci loo xam ne ëllëg du xam fa mu ko mën a jëlee dañuy déglu réaction. waruñu mën a nangu nguur gi mën a di xoqatal ay magistrat yëpp dañu war a taxaw ndax tey jii bu fekkee ne que seen njiit la ñu song loolu day wane que ne lii raam ca ñag ba la jëm seen njiit bu fekkee la ñu bëgg am nañ ko ci moom ñoom ñëpp nañ fa jaar sama bopp laay waxal fi ñu toll maa ngi ñaan képp koo xam ne que magistrat nga te nga sol robe bu fekkee ne que mbir mi continue bés bu ñuy waxu Teliko na nga teew pour défendre ko yoon may na la avocat yi nga xam ne que ñu ngi ci Sénégal mot nañu léegi lu mot 500 ku ci ne it na xam ne que tey jii bu magistrat yi buñ leen xoxatali justice dootu fi amati ñun ñëpp lañ summi suñu rob. organisation yi bokk ci société civile doon àndandoo doon génn ko say bëgg a jàppale kii di Souleymane Teliko ñoom ñëpp nag signé nañu googu jàppale déclaration bi daanaka ñoom ñëpp ñoom ñoo ko amee bokk na ci forum civil bi nga xamante ne signé na ci loolu nga xam ne dañu caa tënku moom Birahim Seck nag di woo njiitu réew mi mu fexe ba yee yàbbi ci mbir mi balaa sax mbir yi di dugg ci guuta woo xam ne kenn du xam fa muy mujjee te lu nu mel lenn rek la ñu ci jublu fexe ba bëgg a suuxal li nga xam ne mooy union des magistrats yu Sénégal ñu déglu réaction bu Birahim Seck ci téléphone bu Safiatou Ba Ndiaye. société civile bi di jàppale juge Teliko suñu sukkandikoo rek ci seen i kàddu li ñu yóbbu juge Teliko ci organe disciplinaire bu conseil supérieur de la magistrature teguñu ko fenn te day nduru rek dañuy fexe ba xoqatal li nga xamante ne moo di UMS ak ki ko jiite ci xeexam bi nga xamante ne rek mu ngi koy def pour indépendance justice. li ñu constaté mooy benn système boo xam ne dafa jóg pour damm lépp loo xam ne association la li ñu constaté mooy benn système boo xam ne dafa jóg pour nasaxal corps magistrat yi. Birahim Seck ak ñi mu àndal di sàkku ci ministre bi yore lépp lu jëm ci wàllum justice ci mu dellu ginnaaw rek ci taxawaay bi mu am te fexe rek nu muy liggéeyee ba gën a yokk indépendance justice bi nga xamante ne constitution bee ko mayee. donc le président public na interpeller agir au niveau de ministère de la justice pour que lii nga xam ne ñu ngi koy bëgg a toppee monsieur Teliko Souleymane Teliko ñu dakkal ko ci nu mu gën a gaawee. société civile bi kon di encourager magistrat yi suñu wéyal seen xeex bañ a nangu kenn ku leen xoxatal tey woo itam askan wi ci ñu mobiliser wu ànd ak ñoom ci lu ñu jàpp ni rek teguñu ko fenn. juróom-ñetti waxtu tegal na juróom-benn simili ngeen di taataan xibaar yi ci Zik FM rajo bi jiitu ñu wax ci jëlek njaboot nga xam ne ñoo nekkoon ca terme sud bu Wakaam maire bu Mermoz Sacré-Cœur jël na njaboot googu yóbbu leen ca centre socio-culturel bu commune am moom Barthélémy Diaz nag ginnaaw bi nga xam ne daje na ak ñooñu ñu nangu seeni kër li ko waral mooy suuf sa dañu ko moomul mi ngi woo njiitu réew mi Macky Sall mu fexe ba indi ak pexe ci jafe-jafe gi nga xam ne njaboot ji jamono ji njaboot jooju ñu ngi koy jànkonteel dañu ci ànd ak Aminata Dramé. maire bu Mermoz Sacré-Cœur jox na centre socio-culturel bu Mermoz njaboot yi ñuy génnee foofu ci terme sud. proposé naa collectif bi
ñu ñëw ci Sacré-Cœur 1 ñu jox leen lu ñuy woy le centre socio-culturel de Sacré-Cœur 1 courant yi ngi fa ndox yi ngi fa dëgg la nag du kër centre socio-culturel la wante moo gën mbedd. ngir indi saafara ci jafe-jafe bile Barthélémy Diaz mu ngi ñaax président Macky Sall mu dawal yërmande ci njaboot gi. ci protocole d'accord bii nii bind nañ fii coopérative des habitants de Terme Sud 79 parcelles yooyu nag dañu bëgg président Macky Sall dimbali ñu ba ñu ngeen xam ne ni suuf moo leen tere nelaw ñu bañ ko saax-saaxee. litige foncier yu nga xamante ni dañ koy nemmeeku lu bëre ci suñu réew tax nañu xalaat ni ndax jotul ñu def réforme foncière jëmale ko ci yërmande néew di doole yi. Aminata Dramé demoo ko njiitu réew mi Macky Sall ca Kër Massar booboog léegi mi ngi ba amub diir waaye terewul kàddu yaa ngay jóg ba tey collectif bi nga xam ne moom mooy xeex intérêt yu Jaxaay Parcelles Assainies ñàkkurab moom nag ñaawlu na anam ga nga xam ne moom la ñu fësalee njiitu réew mi jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund am na lu ca bari loo xam ne waxuñu ko rawatina ka nga xam ne moo nekk meeru ko diwaan ba tax na jafe-jafe yu bari nee nañu toqul ci nopp ki nga xam ne mooy njiitu réew mi Macky Sall la ñu bëgg nag mooy ñu dugal leen ci li nga xam ne moo ñeel départementalisation bu Kër Massar ngir gën cee mën a indi lu leer dañ ciy ànd ak compte rendu bu Cheikh Ahmed Tidiane Seck. ñu di ay membres yu bokk ci collectif maire ba Fuuta ñoo amar jàkkaarloo ak way taskatu xabaar yi weddu kàddu yi nga xam ne moom la seen ak maire di Mor Sarr ba yëkkati woon bu njiitu réew bi ñëwee nemmeeku seen ak gox ci li soxal inondation yi. imam Ababacar Ndiaye conseil municipal bokk na ci collectif pour la défense des intérêts de Jaxaay. bi fi président ñooy dafa wax ne assainissement am na fi ay tëli am na fi lamp yi ñi ngi tàkk te loolu amul ndax ñun ñi ngi doon xaar ci moom mu waxal askan wi li leen naqari ay manquement la yoo xam ne ñi ngi am ci biir suñu gox bi ndax centre de santé bi nga xam ne depuis 2013 ba léegi teguñ ci benn truelu ciment mu ngi fii tali yu baax amu fi assainissement benn mètre amu fi bu fekkee ne dafa am xanaa xëy na biir këram la am jàngukaay yi xale yi xat na xataay boo xam ne. collectif bi lëkkale ay boroomi baat ak taxawaay foofe ca commune bi di Jaxaay Parcelles ñàkkurab ñu ngay biral seen ak position ci lu soxal yëkkati Kër Massar def ko département. kooku ñu ngi koy saluer mais bu fekkee ne nag da nga bëgg boole ay nit ci mbir da ngay ñëw waxtaan ci ak ñoom boole leen ci waxtaan bi ñu xam ñoom ci nan lañ ciy bokkee bañ cee doon ay altoppe. ci wàll bi collectif bi féetale boppam ci société civile bi ñoo ngay sàkku ñu daal di teg ab délégation spéciale ci seen commune bi di Jaxaay Parcelles ñàkkurab Cheikh Ahmed Tidiane Seck Jaxaay Zik FM. Cheikh Ahmed Tidiane Seck ñu wax ci leneen jëm ci njàng mi ngir rek rentrée scolaire 2020-2021 bu mucc ayub ministère bi ñu dénk wàllu ko njàng mi amal na ab atelier ci Mbour dajale ñi nga xam ne ñooy parents d'élèves yi partenaires yeeg autorités yi ngir rek ñu xool naka la ñuy fexe ba gën a mën a ñoŋal njàng mi waaye te taxawal li nga xam ne moom mooy plan de résilience ak la ñu duppee relance économique la ñu ci jublu rentrée scolaire boo xam ne dafay mucc ayub dañu ci ànd ak Papa Dieye. weccoo xalaat ci xeex bi ñuy xeex mbas mi ci école bi ñi nga xam ne ñoom ñoo seq njàng ak njàngale mi ci réew mi amal nañ ko fii ci Saly yi Mamadou Talla mooy jëriñ bi ñu dénk jàngale ak njàng mi. ñun ñëpp dañu war a toog seet nan la ñu doon def tous les mardis plan yi ñu doon installé ñu def bilan bi ñu seet lan moo si baax lan la si war a seetaan ñu jéem a seet maintenant nan la ñu war a tijjee au mois de novembre loolu moo ñu fi indi woon communauté éducative bi doon liggéey depuis le mars ba léegi ñoom aussi ñoo fi ñëwaat tey pour que ñu mën a def bilan si li ñu doon def bilan boobu ñu def nag ci xeex boobu ñu xeex mbas mi ci loolu la ñuy sukkandiku ngir waajal ubbiteg école gi di ñëw. bilan bu baax la parce que soo gisee résultats yi ñu am ren résultats yi baax nañu parce que bi ñu commencé jàngale déjà loolu jafe woon na suñu demee ba génn fii tey si boobu dinañ am ay piste yooyu dina tax ñu liggéey si pendant 1 mois comme ça suñu ñëwee semaine de rentrée dinañu xam nan la ñu war a def pour tijji suñu année scolaire. ndaje mi nag dafa jiitu ndaje mi nga xam ne moom war a am octobre ngir waajal ubbite école yi 2020-2021 Pape Dieye Saly Zik FM. Papa Dieye ca région bu Sédhiou am nañu jafe-jafe ngir rek am ay jàngalekat secrétaire général inspection académie bu Sédhiou nee na at mu jot daanaka lu toll ci fukki jàngalekat daanu fa jóge ci booba région loolu nag tax ba fi mu toll nii dañuy am jafe-jafe ngir kuy jàngal ndongo yi ba tax na nag Lamine Sylla moom ñu ngi woo autorité académique yi ñu fexe ba wut pexe ci li nga xam ne mooy jafe-jafe ñuy jànkonteel naam bërëb ba sori na waaye ndongo yi war nañoo mën a am ku leen jàngal dañu koy déglu moom Lamine Sylla ci micro bu Ibrahima Diallo. il faut ñu jéem a góorgóorlu xool ak état bi ak collectivité territoriale yi lu ñu mun def ba jàngalekat yooyu toog dans ces zones là def fa 10 ans 15 ans 20 ans pourquoi def fa seen carrière yi pourquoi pas tant que defuñu loolu moom
zone yi moom chaque année am na ñoo xam ne dañuy dem te soxla nañ leen donc loolu c'est une politique nationale il faut ñu jéem a xool luñ ko mun saafara mais pour le moment daal mun nañ wax ne at bu nekk am na ñoo xam ne dañuy jóge fii ñu affecté leen feneen c'est leur droit aussi. ñu wax ci wàllu ki wér-gi-yaram weeru ko octobre di weer wi nga xam ne moom la ñu jagleel xeex cancer octobre rose la ñu ko dippee atum ren nag ñu fas yéene xool li nga xam ne moom la ñu dippee cancer du sein maanaam canceru ku ween ci góor ñi lu nu mel am na bu nu sukkandikoo ci docteur Abdou Aziz Kassé cancérologue bi wax ne fi mu toll nii li muy def ci opération toll na ci juróom-benn fukk ba tax na am na jafe-jafe ngir wax li ñeel wàllu ko taux de prévalence bi ñu déglu ko ci micro bu Fatulaye Mbaye Diop. tene dañu am kuréel goo xam ni day natt bépp xeetu cancer bu xew ci Ndakaaru ak ci gox-goxaan yi fépp ci Sénégal kon dinañu xam fan la feebar bi toll mais ñun Sénégal amuñu lool comme amuñu jooju kuréel naka la ñuy def dañuy daal di sukkandiku li nga xam ne moom la ñuy tuddee estimation ñu bari nag xamuñu woon ni kii feebar mën naa dal góor ma wax leen ni bu ma jëlee li nga xam ne def naa ko ci Sénégal ci fa ay nit ci cancer wu ween 1984 ba tey jii opéré naa ci juróom benn fukk ak ñaar ci ay góor. yéen a ngi taataan xibaar yi ci Zik FM ci Ndakaaru 89.7 ci Touba 93.8. Zik FM. ñu dem ca Touba wax ci diggante Mbàkke ak Touba yoon wa fi mu toll nii am nañu jafe-jafe li ko waral moom mooy travaux yi nga xam ne ñeel na wàllug assainissement wuk ville bu Touba te Touba ca kanam daal di ko fay taxawal lu ñeel wàllug dawal ko tu woto yeeg client yi kenn ku ci nekk da ngay am jafe-jafe yegg fa nga jëm li ko waral mooy embouteillage bi benn si yoon rek la ñu mën a jaar ngir rek mën a dem fa nga xamante ne moom la ñu dippee garage bu njëkk ba nekkoon ca Touba lu nu mel nag tax ba ñoom dawal ko tu woto yi sax dañuy dagg-daggee yoon bi lii ni mel it tax client yi di génnee koppar gu takku ngir mën a dem mën a dikk diggante Touba ak Mbàkke reportage bu Ndeye Khady Diouf. jóge Mbàkke dem Touba doon na lu jafe jamono ji chauffeur yi ak ñi nga xamante ne ñoo di client yi di ñu xamal li ko waral Fallou Diop ak Cheikh Gueye. jamono toll circulation bi xam na taw ndax benn waa bi. embouteillage bi rek mënuñoo dem mënuñoo ñëw embouteillage bi daal moo ñu xaw a sonal lool. yoon bi ñu baaree di ko liggéey diggante arrondissement ak garage. ngir mën cee génn chauffeur yi dañuy dagatee yoon bi. yokk nañ ko nag te ancien garage la ñuy tourné garage 100 francs bu njëkk tout droit ba marché Ocass 100 francs la woon. ngay dagg Mbàkke ancien garage ndax xat gum xat. am na ñuy dogat am na ñuy tourné garage am na ñuy continuer Touba. ci wàccaayug màggal gi askan wi ñu jot a dajeel di sàkku ñu ubbendi yoon wi dox ci diggante arrondissement ak ancien garage. dama soxla ñu def daal liggéey bi. ñaaji ni ko ndaxte ñaari mois yëpp moo ñuy gënal quoi xam na ni xat-xat bi du bëri. vent bi mën a jàll rek ba màggal gi jàll ñu continuer seen liggéey loolu daal lañ doon ñaan buñ ko mënee am. di xaarandi ba xam seen jàmbat dina am saafara ñi di chauffeur yi ñi ngi gis seen bopp bu baax ci seenub liggéey. Ndeye Khady Diouf cant ak ngërëm ñeel na la xibaar yi pàcc bu njëkk bi jeex na ñaareelu pàcc xibaar yi benn ponk rek la muy biti réew. xibaaru bitim réew. Burkina Faso la ñu koy dooree candidature bi nga xam ne moo ñeel élection présidentielle yu ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru ko novembre daal nañu ko dakkal lu ñeel wàllu ko dépôt bi démb ci guddi li nga xam ne mooy commission nationale électorale bi nag indépendante bi jot na lu toll ci ñaar fukk ak ñetti dossier bokk na ci candidature yi ñetti soxna yoo xam ne ak it ñu bari ñoo xam ne bokkuñu ci parti politique wala ñu dippee leen ay indépendant kon fukki fan ci weeru octobre seeni dina fësal li nga xam ne moom moo ñeel ñi ngi war a bokk ci élection présidentielle bu Burkina Faso. Donald Trump ginnaaw ba nu fësalee ne dafa am coronavirus bi moom ak soxnaam di Melania Donald Trump moomu nag bëgg a doonaat candidat nekkaat candidat bëgg a jiitewaat réew bu États-Unis élection présidentielle yoo xam ne jàpp nañu ko ñetti fan ci weeru ko novembre moom nag fi mu toll nii kon ña nga ko daal di ber li ko waral moom mooy rek coronavirus boobu mu am bu nu sukkandikoo ci kenn ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko jege di Hopkins moom ni dañu ko daal di testé mu am coronavirus ci réew bu États-Unis lii moo doon xibaar yi kon buur na ñu fàttali leen lan moo ci gënoon a fës. mbootaay gi boot magistrat yu Sénégal ña
ngay mer ba futtu ak di xupp ki nga xam ne mooy jëwiñ ju ñu dénk wàllu ko yoon moom Souleymane Teliko mi ñu jël di ko woowa ko woowaate ko convoqué lu nu mel metti na leen dañu ko jàppee acharnement te it gis ne seen kuréel googu dañu ko bëgg a caxat-caxatee duñu ko nangu Malick Sall jëwiñ ju ñu dénk wàllu ko yoon lañu bëgg mu tekki ay ndombal tànkam ci lu nu mel wéetuñu ci société civile ànd loolu yéen doon genn say ne dañu leen a jàppale ñoom nag nee nañ njiitu réew mi na fexe ba dugal loxoom ci mbir mi ngir rek justice am indépendance wax nañ ci biir xibaar yi njaboot ña nekk ca terminus sud bu Wakaam génnee gañu leen génnee bërki démb ca seeni diwaan am nañu ko wàllu maire bu Mermoz Sacré-Cœur ñëw na jàppale leen yóbbu leen ci centre culturel bu nekk ci diwaanam teg na ca nag di woo njiitu réew mi Macky Sall mu ti pexe na mu gën a gaawee moo gën njaboot gi guute gi ñu ne teg nañ ci xibaaru bi ci réew kon xibaar yi buur na Fatou Abdou Ndiaye Fall moo nekkoon ci kaddu gi Cheikh Anta Gueye moo féete woon ci xarale gi jaajëfal leen ci déglu bi 10h Alima Ndione